fidèles internautes de Sunugal 24 nuyu nañ leen bu baax a baax di leen jaajëfal ci taamu bi ngeen taamu di suivre suñuy programme saa su nekk seen émission nañ ko waxtaanee dellusiwaat tey waaye balaa ñuy tàmbali rek ñu leen di fekk kenn ku ci nekk rek fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye tamit di ñaanal kilifa diine yeeg kilifa aada yi yàlla yàggal fi seen taxawaay di ñaanal ñi nga xamante ne nii ñoom la wopp sonal ñu tëdd ci lalu hôpital yi wala sax ñu tëdd ci seen biir kër suñu borom fëgg seen bopp ba ñu war a mën a delluwaat ci seen i activité ñi nga xamante ne tamit ña nga ca prison yi ñu leen di ñaanal yàlla génne leen fa ñu nekk ba ñu war a mën a dellu ci seen i njaboot tey émission tey bi li ñu nar a waxtaane tey ma ànd ci ak Père ànd ci ak Mahfous moo di rek conséquence bi nga xamante ne nii confinement bi jur na ko ci biir couple yi waaye laata loolu rek ma bëgg rek ñu wax ci li nga xamante ne nii mooy matuwaay yi ñu war a jël rek ngir moytandiku mbas mi nga xamante ne nii feebar na sonal na dëkk bi yëpp sonal na àdduna yëpp matuwaay yi yomb na di raxas suñu loxo yi fu ñu toll muy set waaye tamit masque yi nga xamante ne nii ñu koy takkloo ñu koy takk bàyyi jël masque yi di ko def comme ay genre collier wala sax yow takk masque booy wax ak nit ki nga wàccee masque bi wax ak moom ban sens la mujj am nañ leen waxante dëgg masque yi nañ koy takk normalement booy wax ak nit takkal sa masque rassemblement yi ñuy bañ ngal la rek nañ ko arrêté Père foofu laa jaaree rek nuyu la bu baax a baax bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi ñuy seetaan. maa ngi lay fay di nuyu mbokku internet xam yaa ko wax léegi fii la wóor fii lay leere xool gis déglu dégg làmb daj di la nuyu ci dalal gi ñu dalal sa émission bu mag bii nga xam ne nii mooy li ñuy saytu li nga xam ne nii mooy jëriñ askan wi. ñu ànd ceeg suñu njóobin bii nga xam ne nii. ak wóoram sax defe naa wóor waaye da nga wax lu am solo ci li nga xam ne nii mooy coronavirus bi. fatt nanu. fatt nanu. fatt nanu. sonal nanu ana sama masque ba sax wóoy mbaa dama koo sànni waaye benn gi nii xoolal lii ngay def nii rek. gel yi. daal di ne nii. yomb na. raxas loxo ba mu set. xool nga ko moom dafa bëgg. foog mu laal ko jóbee foog mu laal ci. def nii waaye man masque ba sax gisuma ko waaye sama masque ba dem na billaay maas. Père loolu nga def noonu danger la de sa masque waroo koo fàtte. waaw bu ko defee te ñuy raxasoo ndox tey soree. waaye nañ leen distance gis ngeen distance bi ñu def. jege nga ma loolu bu ko defee ñun ñëpp ku nekk na nga foog ne am nga ko. bu ko defee da ngay aar sa morom aar sa bopp. man naa foog ne am naa ko sama jigéen foog ne am na ko njóob foog na am na jàmbaari facture foog na am na. boo ko defee rek aar sa bopp aar keneen. waay na fi jógee ndax fi mu ne ngénte yi amatul takk yi amatul ceet yi amatul xadara yi amatul wasifa yi amatul waaye. coronavirus jóge fi metti na jóge fi metti na Alaaji Mahfous nuyu nañ la bu baax a baax. maa ngi lay fay mami. di nuyu aussi sama père. di d'abord bala may def dara dama leen di baalu àq. baal nañ la pirate noonu ak ay yoxoos moo nu takk. daal di baalu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan mbokki internet yi safoo seetaan Sunugal 24. ñu ngi leen di baalu àq bu baax di ñaan yàlla weeru koor bi ñu dugg ñu woor ko ak jàmm. te lépp luñ ci ñaan yàlla nangu ko. di ñëw ci sujet bi nag li nga wax. bon mu nekk wàllu confinement. ak li nga xamante ni moom moo ko indi di coronavirus. mu nekk lu am njëriñ li ngeen fi wax tamit. nekk loo xam ne si ni lu ñu mot a bàyyi xel la muy recommandation yi nga xam ne si moom moo jógee ko docteur. ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax muy raxas loxo yi. di respecter maanaam distanciation beeg yeneen masque yeeg yeneen xeeti ñu mel ba ñu mën a jëlee coronavirus fii ci Sénégal donc foofu lay ubbee rek am na solo di la jaajëfal ci plateau bi am na solo comme ni ma leen ko waxee léegi ci tey si suñu émission nañ ko waxtaanee ñu fas yéene waxtaanee conséquences yi nga xamante ne confinement bi jur na ko ci biir couple yi muy côté ci jigéen ñi côté ci góor ñi waaye tamit ndaw ñi am nañ ci wàll ndax tey nga nekk ak sa soxna nga xëy fajar dem liggéeyi bala ngaa wàcc 18h 19h 20h am na si ñoo xamante ne 23h la ñuy wàcc bu ñu wàccee temps bi ñuy am mooy sangu reer tëdd nelaw amuñu jotu waxtaan ak seen soxna yi amuñu jotu waxtaan ak seen doom yi am na ñoo xamante ne tey confinement bi neex na leen parce que dina leen permettre ñuy passer du temps ak seen njaboot waaye am na ci góor ñoo xamante ne arrangé wu leen. ndax ci liggéey bi lañ daan taafantaloo amaana dem seeti seen coro yi am na si ñoo xamante ne bu ñu wàccee 18h ñëw sangu génnaat nañ seen copains yi la ñuy dem wala grand place. ana famille bi bàyyil góor ñi. nee naa la bàyyil góor ñi damay wax rek waaw yéen natt yi tax mënatu leen noo taajal añ film yi tax mënatu leen noo taajal añ dem tontu nii taajalal sa papa bu ñëwee doxal ko añ bi góor bakkan jàmm la bëgg
du ma liggéey ba ñëw bon bee may may ndox bon bee may tàngalal ndox mi añ bi moo may defaral café moo may lal bi moo may ubbil buntu garage bi te nga waroon koo def ana sa yaay mu ne dem na tuur mais góor toog leen. waaye sàkkul loolu yow yaay kilifa. mais déggu li ma la wax dama ne yéen da ngeen a lëj yéen jigéen ñi ñoo lëj mun nag góor nag bànnee xam fu mu ko amee fa la ko léeg-léeg nga am fee ñaareel wala nga am fa benn rogo jeeru boo xam ne nii dina la may jàmm dina may boo wàcc sama xel fa lay nekk. waaye père yow neexoo ak sa soxna tey jii confinement am na à partir de 18h ñëpp wàcc demal sa kër nga toog ak sa soxna nga waxtaan ak moom jàmm am da ngeen di waxtaan relation communication moo ko. mais lu tax soxna si bu xam ne boo wàcc mu tëggal la biir bu dul fecc. am na jigéen ñoo xam ne bu jigéen góor ñi wàcc bu ñëw ci buñ ko naan mënum xul bi ndaxtaale lu la gisul waaye yàlla noppi te waaye boo yëg si mu naan la yow foo nekkoon yow góor jàmmalam bu ko defee da ngay bindi grand place bu tas nga dem ci beneen dem ci restaurant yi léeg-léeg benn faatu sekk fekk la fa boo ko payee looluy indi sikki la dégg Mahfouz ndax yow mënoo sàkku tamit jàmm jooju nga xamante ne bëgg nga ko sa biir kër tamit. D'abord confinement bi je pense que dafa defar lu bari. am na ay conséquences mais li mu defar tamit bari na. am na ñoo xam ne si nii tey ñi ngi toog ak seen njaboot xamante nañ ak seen ay doom. xamante wuñ woon parce que kuy xëy suba 6h du matin. wàcc 23h wala minuit. bala ngay jóg say doom yeewoo guñu boo ñëwee fekk say doom tëdd donc xamante woo ak ñoom. tous les jours c'est comme ça donc pour man confinement bi. bàyyi leen góor yi xamante woo suñu doom yow lu dama ne mën xuus boole fay sa xel mi non bàyyi xale bi dama ne kaa yaa gën a jàppante loolu mais lii la soxla man dama may parce que yaay sànni xeer yi yaay da ngay bàyyi góor yi maa leen fi nekk déedéet yaa fi nekk de yaa ne góor yu guddee waat man foo loo baax ma ñeer man dama ne góor yi da nga leen bàyyi loo baax ma ñeer ko mais en tout cas confinement yi moom réglé na problème yu bari waaye jur na ay problème yaa ngi wax sànq góor ñi que jigéen ji xas jigéen ñi naan donc ñoom ñoo indi seen di ay problème ci kër yeeg moo tax du ñu bëgg góor ñi bu ñu bëggee du ñu wàccee du ñu dem non man je suis pas d'accord lu tax doo d'accord du ma d'accord parce que déjà ni ñu war a dundee nii noonu la ñu war a dundee couple noonu la war a dundee ba wàccee nga dem sa kër nga toog mais ki nga takk indi ko ci kër gi ki nga takk indi ko ci kër gi xam nga bëgg ngaa couple ak moom déedéet boo ko bëgg doo ko takk indi ko ci kër gi père am ñoo am si nii nekk ci mbedd bi moo leen gën a nekk seen kër. waaye dama ne loolu lay wax yow. imagine nga wàcc 16h. parce que amoo li ngay wut fii amoo li ngay wut ci kër gi. li ngay wut yaa ko fa sàkku. waaye dama bu ñu sàkku. non li ngay wut attends li ngay wut la ngay def ba am ko feneen boo ko defee sa kër am ko fa. loolu mooy problème bi soo ko defee sa kër am ko fa. yow ngay joxe sa dépasse doo lekk doo dégg wax soo nekkee tabax étage doo dégg wax ñu ne. mënuloo soo génnee si biti mel ne xaru yar yaa ngi dégg di neexal di def rek boo ñëwee sa kër di fu ñaaral di génne ay tur wax nga jigéen ñoo xam ne bu seen jëkkër amee gan la ñuy wane seen bopp buñ la joxee kaasu ataay sax ngay la li nga ma joxe kaas bi façon bi ma ko joxe naa yu ko foofu nga correct non jëkkër naaw la am na doom yoo xamante ne ñemewuñ toog ak seen papa di waxtaan ndax boo dugg see ci biir kër gi indi benn caractère boo xamante xale duñ la ñeme mais papa mais yaay sama papa ngi fi tey de bul doxi am na fi man yaay sama papa kii waaw mami coronavirus bu fi jógee sax nañ continuer dund nii 20 heures ñëpp dem seen kër yi ñu toog seen kër toog seen jamono di wax ak jéeg ji ñu bàyyi waxi suuf yi waaw góor daal bu liggéeyee wàcc li mu bëgg nga sañse sonn xëy na jigéen ñi père am na ci góor ñi am na góor yoo xam dañoo bëgg wax ju sew am na góor yoo xam dañoo bëgg gedd am na góor yoo xamante ne dañoo bëgg mer parce que jigéen a bëgg débat yéen a bëgg débat góor su wàccee góor ak xale yam góor bu wàccee dalal ko may ko ndox mu sedd toog ak moom di ko waxtaan mu sedd bañ a nekk ci télé bi tàngal ko ndox mu sangu bañ a nekk ci télé bi buy añ nga nekk ci wetam léeg-léeg nga dompatal ko yàpp wala jën waaye añ baa ngi naan yow si film bi fu mu toll. mais li nga wax ne ay exception la li nga wax ne ay exception la. waaye li nga wax ne exception la c'est-à-dire ñun man góor la mais am na loo xam ne si ñun am na loo xam ne si ñun dañoo sikk. man de góor laa dañoo sikk de boo ñu dugaloon ci bërigo lem dama ne yaa ngi dégg boo ñu dugaloon ci bërigo lem il faut ñu génne suñu bopp sa secrétaire bu jigéen boo booyee téléphone tëgal nañ la bureau damay foofu suukar am na góor ñun moo mel noonu ñun ñoo taam ñun li ñu am soxlaatuñ ko ñun li ñu amul moo ñu jaaxal da ngay daw ci benn affaire ba am ko tee ko après dem une fois découvrir nga ko rek xoolal caméra ba nga jéem a xool non li may wax nëbbatuuma si man
dama ne li ngay wax nii. am na jigéen ñu sikk mais am na jigéen yoo xam ne bu kenn du leen takk ba nga takk leen tabaxal leen satu dugal leen si ñuy béycu dama ne li nga wax nii ñaar yëpp la. waaw ñaar yëpp la man d'accord naa kii ci li mu wax d'accord naa ci yow li nga wax mais tey confinement am na ñun ñëpp ñu war a daje ci biir kër gi mais nañ ci profité. léegi li ñu waral fóot mu set léegi li ngay wax nii li ngay wax nii war a togg mu neex ñu togg ko ba mu neex toog waxtaan sottante xalaat may ko waaw yow léegi li ngay wax nii waaw li ngay wax nii pourtant confinement pourtant ñu ngi koy dund waaw li nga xam ne mun ñoo toog seen kër parce que bu ñu fa demee duñu fa am jàmm ak confinement pourtant ñu ngi ñàkk pexe da ngay dégg koo xam góor goo xam ne dama bu ma xamul ne nii lay def du ma nii lay sama kër du ma ko tax ñàkk pexe boobu ngay wax ñàkk pexe la ñàkk pexe boobu ngay wax Mahfouz am na si ñoo xamante ne tey moo indi histoire si seen diggante ak seen soxna yi ci confinement ndax mënuñu toog si seen wetu jabar yi. waaw parce que seen jabar yi dañ leen di énervé. defal la est-ce que jabar yaa ngi def la ñu war a def. bu baax waaye dama ne xoolal bàyyi leen loolu bàyyi leen góor ñi góor jàmm la bëgg. père tey yow bu fekkee yow benn 5 minutes boo ko toogee ak sa jabar bu waxee rek nga énervé wu yéeg. ñu wax ja demee ñu obligé la yow à partir de 20 heures si biir kër rek lu ko wax jàmm dafa am bu fi ne loo wax problème lañ koy def ñun dañoo sikk loo wax problème lañ koy def. c'est ça loo fi wax la ngay góor jigéen wax man ñun da yàqante sa papa liggéey moom fatt na moom. am na tamit. am na jigéen yoo xamante ne ñoom dañuy préféré ñoom dem ci natt yeeg tuur yeeg. ngeen yeeg mariage mais loolu amatul non loolu c'est-à-dire c'est temps normal la. temps normal la mais confinement bi nga xam dañ ne bu kenn génn. bu kenn génn góor ñi dañuy ñëw yaa ngi dem bu 20h jotee parce que lay tamit amatul quoi parce que bi ñu waxee 20h ba léegi kenn nekkatu ci mbedd bi. ma ne léegi pourquoi en temps normal pendant presque 3 mois 4 mois nga ni à chaque fois non dafa am ci lu may liggéey dama am lu may liggéey damay. Mahfouz léegi surtout samedi góor du liggéey. samedi samedi dem nañu dañuy dem. 3 heures ba 6 heures dañuy bàyyi yow doomu te samedi moom bii de couple lañ wax bii de couple lañ wax. gis nga dañoo sacrifice da ngay sacrifice il faut nga am da nga bàyyi doomu jàmbur da nga ko jëlee seen kër ngay di ko sa kër. yow doo doomu jàmbur ku góor ki du doomu jàmbur. non c'est-à-dire man maa ko. déedéet man non du doomu jàmbur. non doomu jàmbur la doomu jàmbur la mais man. kii man maa ko indi moom indi la gis naa góor ñoo xam ne gis naa góor ñoo xam ne dañ naan wóor na su ma xamul ne lii lay met du ma ci dugg ne rus naa koo fase mais foog mu muñ mais li may daj est-ce que mel nañ dañu war a góor yee góor jigéen waaye tamit non kon kay déedéet am na góor yoo xamante ne tey turu takk naa jabar moo leen neex mais vie de couple xamuñu mooy lan. am na jigéen ñoo xam ne tuuti sëy naa moo leen neex mais mënuñoo sëy. mënuñoo yor jëkkër. mënuñoo sëy mënuñu kër. ba tey duñu togg duñu yàq duñu fóot. ba dëgg la ñoo gën a nëpp dajaloo bi nii. ak toogandoo ci biir kër gi day yee jikko yu bari ku ci nekk sa jikko morom boo xamul woon da nga koy xam par force parce que am ngeen temps bu ngeen di passer ensemble da nga koy xam. yow da nga si jigéen ji woo yaayam ne ko yaay di sama jëkkër dañ ne tey xale nu may toggee ci ay ganaar lañ bi nu ma koy toggee lan laay njëkk. non loolu bariwul. waaye yow ñu yor seen ay kër bari sëy ñu ngi koy gérer. imagine ndoxaan mu metti mi dama ne ban ndoxaan mu metti mi ñu nekk ban ndoxaan bàyyi ndoxaan góor ndoxaan am na benn cas bu ma lire fële ca femme chic ndaw si jëkkër ji mënul jot ci jëkkër ji en fait tout le temps tey taxawaal bu wàccee wëri na ba 23h minuit lay ñëw tëdd léeg-léeg mu tàgg ko 2 jours 3 jours lay ñëw mais période du confinement bi ñu nekk nii nan la koy fajee sa canapé ba lay dem tëdd yor téléphone am di wax appel vidéo wala whatsapp ba xaaju guddi muy soog a dem tëdd kañ la sa jabar di jot. kañ la sa jabar di am bànneex ci yow. waaw ki nga takk indi ko ci kër di rajaxi bala ngaa jot ci mongay jeex. père oui bu génn. da ngay tuut fii tuut. am na. non xaaral lu tax ñu wax loolu. da ngay borom kër boo xam ne nii. c'est très rare. da ngay borom kër boo xam ne nii taaw bu jigéen lay kalaam ak jabar. non c'est très rare waxal sa yaay. xaaral ma expliquer la. te du la ko. dama ne man ngay waxal c'est très rare. c'est très rare la jëkkër di xaar jabar. c'est très rare fii. c'est très rare la jëkkër toog di xaar jabar. mais fii góor jigéen ñi ñooy toog di xaar seen jëkkër yi ba. yow doomu bàyyi yow. non bàyyi yow am na jigéen yoo xam ne dañuy liggéey ñoom it ba guddi. dañuy liggéey mais da ngay yor tout te bu ñu wàccee yor bébé bi si mbedd yaa ngi ñëwagut mu nekk dañuy noddu timis yow loo wax nii yow. non ñi fi wàcc ñi fi xaar seen dëkk seen jabar ba jeexee dem na ci beneen bu neexee boo ko fi defee 2-3 fois sax boo ñëwee ci kër gi doo leen fi fekk jànq bi mooy gérer affaire bi ñoom dañuy dem seen yoon de
dëgg la en tout cas ñu dañuy dem seen yoon. góor day wuti en tout cas. góor mën naa toog ba benn heure de kii ñu ne ko carte téléphone kaay ñu dem liggéeyi wala kaay wuyu sàngam. waxuma ci cadre liggéey mënoo. jigéen ñi nag moom même waaw ñun ñëpp dañuy liggéey. jigéen ñëpp dañuy bañ a dégg kaay wuyu. père ñun ñëpp dañuy liggéey mais 24 heures sur 24 mënoo ko fonctionner boo yeewoo 6 heures du matin da nga liggéey. am na góor 16 heures nga wàcc mooy 17 heures. oui da nga war a jubal sa kër. waaw mais waroon jaar ci di jànd di dem di def ay. ngeen baal ma boobu ba léegi ñu ngi wax ci jigéen kii ku góor ki jigéen ko mais xale yi tamit am nañ ci wàll. xale yi am nañ ci wàll doom yi dañ cee am wàll. foofu la tijjee foofu la tijjee. yow say doom tey nga ne yow da nga éducation bu baax nga bëgg sa ay doom pour nga éduquer say doom il faut nga am temps boo xamante ne seen doom yi sax xamuñu leen xamuñu seen papa. duñu teg seen papa yi mais ay yaay yi tamit ba tey yaay yi tamit am nañ ci ma ne confinement bi baax na. yow da ngay jour yow sa yëf yi doo ko bàyyi sa foyee sa xel mi nga bàyyi. xamante ne seen doom yi toog di kaf ak moom di fo ak ñoom. mais c'est ça loolu moo tax ma ne bu ñu yàlla mayee ñu génn ci coronavirus bi dañu continuer dund bi parce que li mooy dund bu normal. dund bi c'est que mënul continuer. mooy bu normal sax na ñoo xamante ne guddi la ñuy liggéey. non waxuma ñuy liggéey guddi la ñuy taxawal guddi laa wax. waaw yow léegi ànd ak yow léegi ma wàcc guddi moo def ay grand place ma bokk liggéey fi wàcc guddi nga ne ma kar ne ma ah Père Cheikh man de damaa bëgg ngeen ñaan wala nanga ma daal ne xadi ah suñu waa kii bi dañ maa woo damay rek mu tàkke ma foo jam da ngay doxee mais am na heure yoo xam ne si tamit kenn du ko liggéey loolu. non exemple da wax exemple mais cas exemple rek c'est-à-dire am na liggéey yoo xam ne si moom bu la wooyee guddi rek allo dañ maa woo liggéey. ay dóor la père gis nga doom. ay doomu bàyyi nga dama dóor la. bu fekkee affaire ay doom ñaari nit ñoo koy bu fekkee ay affaire ay docteur ay médecin lañ affaire yi am loolu ça peut se jigéen ñi nag xamuñu médecin moom kay coup téléphone la waaw moo wuyu téléphone ba heure bi wuy leen ma doom ñaar ñoo koy sekk waaye yar doom tamit ñaari nit ñoo ko war a sekk bu yaay yaree papa daa war a yar cër bi yaay am ci doom papa am na beneen cër tamit ci doom tey xale temps la laaj ngay toog di waxtaan ak moom tey xale soxla na affection papaam soxla na affection yaayam waaye bu yaay xëyee ne mëy papa ne mes doom nu muy def menteng ni ko saa neex amee habitude internet beeg télé bi moo yàq xale léegi ngeen di wax mënoo yor ñaari jeeg njaboot fee di féete fii foog ngay tuccal fii di tuccal fii. non non bàyyi leen góor boo ko jàppee rek il faut mu ak prox ndool boo xam ne si nii. benn jabar góor éducation xale yi parce que léegi góor ñi taxawal góor ñi boo waxee ñu ne non waaw man dama dem liggéey uti indi ci kër gi kon xam nga yow mi yaa war a toog yar xale yi. waaw te yow nga ay waay. waaw man mii su ma xëyee 8h laay génn bala may dugg si ay 20h mais. général loolu ban liggéey wuti lu ma indi ci kër gi. 20h ban liggéey la. moom da ngay tooñ teg. non déedéet man heure boobu laay ñibbi. 8h ba 20h wala ba 23h loolu ban façon liggéey la. parce que su ma liggéey ko laaj. ban liggéey la ñu nekk ban. wii ma defal nag. ban façon liggéey. defal su liggéey ko laaj. ban la. man reporter la. reporter communicateur yàlla ngay reporter 8h ba 20h. non dama lay wax defal ndànk man léeg-léeg damay dem làmb ja. waaw léeg-léeg làmb day am. làmb ngoon la. dama lay wax. mais est-ce que amoo benn Fatou Ndiaye ci rukk léegi damay dem làmb ja nekk ci di reporter ba 20h laa fay jógee. waaw ne salaamaaleykum Pape Abdou Fall ni ma déet am na fu ñu war a ànd yóbbu. mais non dama lay wax defal ndànk. wala Amadou Ba ministre woo ma ni ma am na lu ñu war a joxe te yaa ko war a jox loolu ban heure laa war a ñibbi. mais loolu benn jour la. déedéet du tous les jours déedéet dama ciy dëkk. lamb du tous les jours. jigi am na xadi sekk yoo xam ne moom wirgil lu ñu la ko may. moom xadi sekk sonal nga ko. loo mos a bokk rek ñu tàcc waaye programme bi ñoom dañ cee bokk jigéen ñi dañoo bokk suñu programme. ñuy toog di yàq foo passé nga bàyyi leen yéen da ngeen a passé te su ñu leen yëpp mbir naa yee ko la nga naa yéen da ngeen a passé te yéen toog gaz bi mooy yéen dara dañuy fay demal père nag ñuy pass ñu foo di passé père ñuy passé gis nga temps boobu ngay am noonu di ko répartir ci àll bi naan dama war a dem fii ak dama war a dem. parce que loo indi ci kër gi loolu ngay indi des fois non des fois. ndax la kii nga indi ci kër gi tamit dafa am benn temps ci yow. dafa am na moo la yónni moo bëgg tuur moo bëgg du xiif du mar njabootam du xiif du mar da nga koy wuti de. non attends mais bañuma. ñun lu ñu chargé ndox mi nun la war courant bi nun la war dépasse bi nun la war. kale yi nun la war ànduma ci. mais loolu day tax ànduma ci père nga kër yi léegi
50-50. ay ban 50 yéen da ngeen a joxe dara góor ñi léegi dañuy joxe yéen yéen a dàq koto bu jigéen bañ la ko wax duñu takk góor ñi takkatuñu jigéen boo xamante ne nii defoo dara buñ lay doxaan dañ lay laaj. waaye doo ma bàyyi loolu dama ne li ngeen seen yaay ngeen dimbale seen càmmeñ wa ilaa bu ñu dindee ceeb nga dund diw seen yaay ngeen dimbale seen càmmeñ yéen seen yaay ngeen dimbale seen càmmeñ dimbale bu leen ñu rey ñun ñu ngi leen jàppale ci kër yi ñu leen jàppale ci kër yi Lambaye Ndiaye ba jamono laa métti per daal xam kër yi moom bu jegee jigéen ñooy tax mu jag parce que moo tax nag jar nañu njaboot gi toog bu yàq jigéen ñi bu newoon ci kër yi bu newoon ci kër yi yaa ngi dégg bu ñu jigéen moom mooy kër te nag xoolal kon dama war na si kër non loo leen mën a waxal xam ne moom vraiment ay jàmbaar loolu d'accord yaa nekk ci biti yaa nekk ci biti jàmbaari fàkk tëdd yi yaa nekk ci biti dama ne ñun ñoo nekk ci biti ñoo nekk ci biti ñoo nekk ci biir su baaxee yaa ngi yow soo demee tey soo génnee tey dem uti yi sa xel dal doo lay jël ndox de non attends doo lay jël ndox doo lay saxaar raay de waaw mais soo génnee bàyyi sa kër yaa ngi dégg bàyyi sa njaboot ci kër nga génn dem uti sa xel dal sa jabar xam nga nga wàcc la ci kër gi 6 heures du matin 5 heures du matin taal oto bi dem ñaar ñi bu ma leen bàyyee ci plateau ñëw du am lañ fi def déggoo li ma la wax xëy 6 heures du matin génn taal oto bi sol bi sax eggut naa maa ngeen naa ne café Lamine Gueye daan jañ pour lu ma ñu ne njaboot gi ñëw ana añ bi na ko taal tontu lu du neex wax waaw du neex léegi gannaaw si yow ba da nga jël toor teg ko jigéen ñi lan nga leen di conseiller ñoom ci côté boobu côté confinement bi naka la ñu war a mën a doxalee dama ne jigéen ñi léegi nañ yor suñu jikko yaay yi di woyof ni mbaxana di dégg ndigal mu yéen bu ñu ko dabalee ngeen wax kenn ko yéen moom du ngeen war lu baat moom mais góor bi nga xamante ne ni kenn mënu dab banee xam de loo def mënoo ko satisfaire waaye bul waxati loolu waaye noonu man d'accord waaye ban dama ne ñun dañoo yorul xol dañoo yorul xol boo takkee ku dëgër këcc du sang du fóot du togg du taxam ne neexut toll tey Mahfouz nee na ñu continuer dund bi ñuy dund nii ci confinement bi yow moom mënta tey nga gëm mu amul moom gëm na ko waaye est-ce am nañu ko gëm waaw bu ñu yóbbaale kéew de man bokkuma ñuy liggéey bu ñu yóbbaale am na ñuy liggéey guddi nañ dem liggéey même ci confinement bi ñu ngi liggéey waaw mais ñi nga xam ne liggéeyuñ am guddi dañoo nekk ci mbedd yi di taxawaalu bàyyi seen kër yi bàyyi seen jabar yi seen kër yi bàyyi seen doom yi ci kër ne ci mbedd bi taxawal grand place bu ne ñu dem fa cuub cappet fu ñu teg ataaya ñoo koy naan xam nga góor ñi dem seen kër yi xam ne bu en tout cas période bi moom boo liggéeyul doo jigéen ñu may leen jàmm et yow tam seen jëkkër bu leen wàccee may ti leen jàmm ba ñuy dem grand place am na góor ñoo xam ne seen xol ci grand place lay féexe yéen ñaar ñëpp am ngeen raison problème bi mooy moment bi ñu nekk nii occasion la pour jëkkër yeeg jabar yi di waxtaan communiquer occasion la pour yaay yi toog ak seen doom yi di leen yedd papa yi toog ak seen doom yi def ci ñoom éducation ba war jamono bi ñu nekk nii occasion la parce que on a largement le temps 20 heures du la fekk ci mbedd bi sa biir kër lay fekk taajal sa njaboot taaj sa jabar ngeen toog waxtaanee ko fii li fi mënut a régler amut loo gis rek am na solution. problème yi daal xam nga yéen a wax ñaara man kenn te ñett lu bëri. 20 heures daal góor gi daal bu jógee wuti jigéen ji mooy li ñu ko wax mu saytu njaboot bi di ko. léegi daal li moo tax ñu indi ko. li ma mën a wax daal mooy. léegi mooy. parce que man de sama doom su ma liggéeyee. Papa Ndiaye bu ma ñëwee dama naan xaddi lu tax Papa Ndiaye génn. li ma mën a wax mooy léegi 6 heures du matin la ñuy génn avant 20 heures ñun ñëpp dinañ wàcc. dem toog suñu kër yi. te ñu ngi lekk ñu ngi naan. sant yàlla ñu ngi liggéey. ñun daal confinement bi jóge fi la ñu wax waaye nga dina conditionné moom nii genre nii pël mënoo. xool ngeen ba fi nekk naan non dañuy liggéey ba 23 heures. waaye dama lu tax waaye dama ne ñoom daal nañ ñaan ko lii jóge fi waaye naan fii la ñuy toog ak fii la ñuy toog moom dama ne bu golo bàyyi sab tool damay bàyyi turu golo góor ñi bu ñu amee lu neex seen kër. góor ñi gën a bëgg lu neex du ñu dem. mbokk yi ñu doon seetaan lii lañ leen indiloon tey ci seen émission nañ ko waxtaanee ñu doon waxtaanee rek li nga xamante ne nii mooy conséquences yi confinement bi jur ci biir couple yi dégg ngeen li ñu fi waxtaanee père dina toor bi teg ko jigéen ñi Mahfouz moom àndul ak góor ñi àndul ak jigéen ñi moom dafa xaw a équilibré waaye père moom tey moom da ngaa jàdd yoon. waaw garaawul nañ ko nangu rek di leen di jox dig daje très prochainement sur Sunugal 24 ak beneen thème.